salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax ñu ñëw nag jàll ci beneen leçon ci ba tey ci responsabilité yeeg assurance yi waxtaanee nañ responsabilité civile ak pénale ak administrative nag dañ ko dugal ci biir ndax daa jax ay cuitam daa jaxasoo cuit yi ci des léegi tey ñu war a commencer mbiru assurance xam ngeen ni assurance mooy lan d'abord il faut ñu expliquer leen luy assurance bu ko defee ngeen mën a comprendre li ñuy woowee RCA. nit ki jënd oto ne damay dawal oto ci kaw tali bi oto li muy daw lépp nga xam ni bu saaraanee rek mën naa def dégâts boo xam ni day déborder yàq loo xamante ni yow mi ko moom yow mi yor oto bi mënoo ko fay léegi nag xam nañ ni comme xam nañ ni doomu aadama yi moom oto yi ñuy dawal li muy mën a yàq mënuñ ko fayal seen bopp moo tax ñu indi loo xam ni lu obligatoire la mooy assurance boobu daf lay assister saa soo yàqee rek dara te mënoo ko fay mu fayal la ko mais moom dañ koy fay pour mu mën laa fayal boo yàqee léegi nag dafa am assurance boo xam ni assurance dafa bari ay façon mais da ci am boo xam ne obligatoirement bépp véhicule bu am moteur da ko war a am ñu koy woowe RCA mooy responsabilità civile auto xam ngeen jàng ne responsabilità civile léegi nag RCA lan moo tax baatu responsabilità civile ne ci biir mooy assurance moom responsabilità civile rek la mën a assuré maanaam jàng nañu ñetti responsabilità civile responsabilità pénale ak responsabilità amministrativa responsabilità civile mooy lépp loo yàq dañ koy fay léegi bu fekkente ni yàq nga te am koo xam ne moo lay fayal muy assurance tant mieux moom da lay fayal mu daal di oyof boo yàqee valeur 500 000 euros te yoroo 500 000 euros mais nga fekkoon nga am assurance da ngay mën a tëdd nelaw du am problème assurance mooy ñu fayal la 500 000 euros mais assurance du la fayal responsabilità pénale moom mbiru yoon la loolu yoonu assurance néew ci assurance du la fayal responsabilité administrative comme nga def benn infraction ci code de la route war a fay multa loolu yoonu assurance néew ci yaa koy fayal sa bopp kon responsabilità civile auto moom mooy li nga xamante ni moom moo obligatoire léegi nag am na yeneen xeetu assurance yoo xam ne ci ba tey ci wàllum remboursé ak fay la comme par exemple li ñuy wax assicurazione casco bu fekkente ne da nga gaare sa oto nit ñëw daal di jël marteau toj oto bi fekkoon daal di daw xamoo kum doon fekkoon nga am assurance casco assurance moo lay fayal sa oto nga noppalu wala oto bi jékki-jékki rek ne jàppit daal di tàkk lakk ba jeex assurance fekkoon nga amoon assurance casco li ñu woowee tout risque rek assurance boobu da lay fayal li nga xam ne moom nga lakkale ak yeneen yu mel noonu léegi ñu war a commencer nag continuer ci assurance bi ba tey assurance RCA nag mooy assurance boo xamante ni dafa obligatoire per legge mooy loo xam ne loi bi moo ko définir moo ne obligatoire la bépp véhicule bu am moteur da ko war a am intro i massimali nag maanaam massimali booy def contrat assurance tey nga jënd oto bees léegi nga bëgg ma am assurance ñu ne la demal ci ñee assurance benn ñoom baax nañ boo demee li ñuy def mooy dañuy def benn contrat d'assicurazione contrat boo xam ne moo lay lié yaag ñoom contrat boobu dinaan la premio annuale mooy li nga xam ni moom ngay fay par année nangam la ci xaalis par exemple ne 1000 euros ngay fay par année pour ñu assurer la nga xam ne ñaari 6 mois yu nekk 600 euros assurance bi nag ni muy doxee moo am tamit lu ñu woowee massimale lu jar a xam la massimale mooy ci contrat bi da lay wax ni ñun vraiment mën nañ la assurer waaye nag xam ngeen lu ku nekk ak lum man tey assurance bi bu ne la demal loo yàq mën naa ko fay loo yàq rek amul problème léegi nag am na loo xam ne boo ko yàqee du ko mën a fay de parce que moom xaalisam am na fu mu yem yorul xaalis àdduna bépp am na ci loo xam ne boo ko yàqee moom du ko mën a fay kon massimale bi il faut moom dana ko def ci contrat bi mooy plafond bi li nga xam ne boo ko weesoo li ci tegee moom mënu ko fay loolu mooy massimale bu ne par exemple man sama assurance 10 millions d'euros mooy massimale bi bu ko defee yow booy dawal fexeel la boo yàq bul yàq lu ëpp 10 millions parce que boo yàqee lu ëpp 10 millions moom 10 millions rek lay fay li ci tegee yow yaa koy fayal sa bopp xaw ma noo koy lijjante ma yaa koy fay moom yoonam néew ci massimale boobu am na importe minimum maanaam loi bi day wax ni képp koo xam ne da ngay ubbi sa assurance am na loo xam ne mënoo koo ñàkk a mën a assurer sa client mooy importe minimum massimale waaw assurance yi nag mën nañ ko yokk yow mën ngaa fay xaalis bu gën a bari ñu yokk massimale bi comme tey loi bi ne la 7 millions d'euros mooy importe minimum pour ku bëgg a ubbi assurance koo xam ne amul loolu mënoo def assurance léegi nag
Moustapha dem ci assurance bi ne ko ñun kat suñ maximal la ñun 7 millions 500 000 euros la xam nga 7 millions bi nga xam moom la loi bi wax moom teg nañ 500 000 euros mais Moustapha moom daa wóoluwul boppam ne man li may dawal ni may dawee baaxut te mën na ma yàq lu bari kon naa fay ne est-ce que yéen mënoo leen maa yokkal maximal bi def ko 9 millions. waa assurance bi ne ko waa kay mën naa nekk mais da ngay fay lu ëpp li nga waroon a fay boo waroon fay 1000 euros léegi fayal 1200 euros par année bu ngeen juboo moom mu jële ko ci 7 millions yi ci 500 yóbbu ko ci 900 léegi moom yokkal na la importe bi ginnaaw ba nga yokkee li ngay fay premier annuel mooy li ngay fay par année kon loolu mooy maximale. Assurance bi li nga xam ne moom la concerné mooy i danni prodotti a persone bu fekkee da nga bëgg nit daal di koy gaañ war ko faj assurance moo la koy fayal. animal yi boo reyee animalu jàmbur wala gaañ animalu jàmbur andi assurance bi moo koy jël en charge ak causé matériel comme oto wala loo xam ne da nga ko yàq ci mbedd mi rek area pubblica ba tey moom moo koy fay. L'assicurazione riguarda anche danni subiti a terzi maanaam terzi mooy par exemple yow ngay dawal oto yóbbaale kenn waaw nit ki di dawal oto yóbbaale kenn oto bi def accident kenn kooku daal di ci jëlee ay gaañu assurance bi da koy fayaale moom mooy tersi moom yoonam néew ci dañ ko yóbbaale rek mais moom assurance bi bu fekkente ni oto véhicule bi nga yor sóoraale na poste kooku par exemple bu ñu nee oto bi 5 personnes lay jël yow nga teg nga dugal ci 7 personnes 7 personnes yëpp am ay gaañu dana am ñu du fayeeku parce que oto bi prévoirul leen newul woon ci biir contrat assurance bi waaw loolu lu jar a bàyyi xel la. léegi ñu ñëw ci quitté parce que affaire assurance des na yeneen ñu war a expliquer mais day guddal affaire bi li nga xam ne moo ñu amal importance ñun mooy fexe ba comprendre le minimum pour quitté ñu mën ko tontu léegi demande yi bu njëkk dafa l'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al pubblico. waaw assurance boobu dafay coprire maanaam dafay rembourser lépp loo xamante ni daal teg nañ ko nit maanaam nga bëkk nit daal di koy gaañ war ko faj wala matériel boo yàq boo xam ne dafa nekk ci mbedd mi ci arrêt publique wala boo xam ne dañ ko ubbil public bi bu boobaa assurance bi moom da koy fay maanaam bu fekkee da nga yor oto di dawal daal di fekk benn waa ju jéggi nga laal ko assurance bi day fay loolu wala nga ñëw fekk oto bu njàmbur gaare nga mbëkk ko assurance da koy rembourser è vero. L'assicurazione obbligatoria copre i danni subiti solo da terzi trasportati sui taxi mu ne assurance obligatoire li nga xam ne moom lay rembourser mooy li nga xamante ni maanaam terzi boo ko déggee fii mooy ki nga xam ne dañ ko yóbbaale rek yoonam néew ci assurance mais dañ ko yóbbaale mu am ay gaañu mu ne bu dee taxi kooku assurance da koy fay mais bu fekk du taxi du ko fay déedéet non solo da taxi même véhicule yi simple yi rek bu fekkente ni véhicule bi poste kooku nekk na ci nga xam ne nekkul ni da nga ko surchargé kooku assurance da koy fayaale. L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti da terzi trasportati se il veicolo è assicurato autorizzato al trasporto di persone bu fekkee oto bi dañ ko autorisé pour mu transporter ay nit te assurance bi oto bi def accident nit ki nga xam ne mooy terzi mooy ne ci oto bi kooku assurance bi da koy bàyyiwaale xel da koy sóoraale encore moom tamit è vero bii falso la woon bii vero la bu ñu demee ci résultat bi 0 erreur yi lañ def ñu àndaale avanti. ñu jàll ci ba tey ci question yi l'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre anche la responsabilità penale in base al premio pagato mu ne responsabilità assurance pour responsabilità civile auto RCA bi nga xam ne moom la doon waxtaane mu ne day fayaale sax responsabilità pénale bi nga xamante ni responsabilità pénale par rapport ak li nga xam ne moom ngay fay ci premio pagato mooy li nga fay ci assurance mu ne am na loo xam ne boo ko dee fay ci assurance boo defee responsabilità pénale da koy yóbbaale da koy rembourser da koy fay et falso ndax waxoon naa leen ni responsabilità pénale jotewul dara ak pagamento risarcimento maanaam pagamento xaalis moom du yoonu xaalis newu ci kon falso la. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre anche le sanzioni amministrative pecuniarie mu ne assurance boobu day fayaale tamit sanction pécuniaire mooy multe yeeg verbale yooyu pécuniaire mooy loo xam ne xaalis la
administrative mooy loo xam ni comme ay multa nga gaare fa war xam ne waroo fa gaare ak yooyu ak nga brûler feu yooyu policier jàpp la bindal la multa nga war koo fay mu ne moom da koy fayaale préviste dal codice de la strada bi nga xam ne moom la code de la route wax est falso assurance du fay loolu kon falso la. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre solo la responsabilità del conducente mu ne assurance bi responsabilità chauffeur bi rek lay coprire moom lay muuraale moom rek lay fay ma non quella del proprietario del veicolo waaye nag borom oto bi moom bosom yoonam néew ci è falso assurance RCA comme ni nga ko jàngoon ci responsabilità civile copre proprietario ak conducente ñoom ñaar ñëpp lay couvrir kon falso la encore. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre solo i danni arrecati alle persone perché i danni alle cose occorre un altro tipo di contratto mu ne assurance bi nga xam ne mooy RCA li nga xam ne moom lay rembourser moom lay fay mooy danni arrecati alle persone maanaam boo gaañee doomu aadama laal nit mu amee gaañu mu ne loolu rek lay jël en charge waaye bu dee ay cause ay bagages ak matériel ak oto moom yoonal néew ci ndax loolu beneen assurance moo koy fay est falso. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre ogni danno causato anche se superiore al massimale stabilito mu ne assurance RCA boobu day fay lépp loo xamante ni nit ki def na ko même bu fekkee ëppal na massimale mooy importe massimo bi nga xam ne moom la assurance bi mën a fay par accident comme assurance bu la assuré ne la yow li ngay boo jëlee bu ñu la assuré fii ak nangam ci xaalis boo ko yàqee mën nañ la ko fayal mais bu ko ëppee mënuñ ko fay kii nag dafa wax ni mën naa fay loolu lépp est falso bu fekk supérieur massimale non può pagare li nga xam ne moo tegee ci kaw massimale bi bu massimale bi nekkoon 5 millions d'euros buy nit ki yàqee 6 millions d'euros moom 5 millions lay fay nit ki mooy xool nag nu muy lijjante ba fay 1 million yi ci des. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA è valida anche per gli incidenti avvenuti nei paesi dell'Unione Europea mu ne accident yi nga xamante ni comme yow nga am sa oto assuré ko Italie dëkk Italie daal dem France boo demee France def accident mu ne assurance bi li nga xam ne moom nga yàq France moom da koy fayaale encore da koy coprire è vero è vero. Def nañ 0 errore ñu avancé ci beneen. Li ci des mooy l'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA è obbligatoria per legge si è obbligatoria per legge assurance boobu loi bi moo ne obligatoire la ñëpp ko am ñëpp ko war a am képp ko am véhicule ba am moteur da nga ko war a am. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA obbligatoria per legge comprende il risarcimento dei danni provocati dal veicolo mu ne assurance boobu day risarcire day rembourser lépp loo xam ne oto bi yàq na ko pour que guidato dal proprietario mu ne na fekk rek borom nekkoon di ko dawal déedéet même conducente bi bu nekkul proprietario bi du tee assurance day fay kon bi falso la bi ci kaw vero. Def nañ 0 erreur yi léegi ñu jàll ci beneen fii dafay wax ci massimali della polizia di assicurazione massimali expliqué woon naa ko dafa wax ne i massimali della polizia di assicurazione RCA responsabilità civile auto aumentano ogni anno mu ne massimali googu noonu chaque année day yokk déedéet demewul noonu massimale loo xam ni gouvernement bi moo koy définir wala ñoom ñoo koy définir waaye nekkul loo xam ne chaque année day yokk è falso. I massimali della polizia di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, sono gli importi massimi che l'impresa assicuratrice si impegna a pagare in caso di incidente mu ne massimali RCA mooy importe mooy xaalis bi nga xamante ne moom la assurance bi wax ni moom mën na koo fay bu accident amee maanaam li gën a bari ci li mën a fay bu accident amee maximum mooy foo xam ni moom mënu koo weesu kon vero la. La cifra minima dei massimali della polizia di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, viene stabilita dalla legge mu ne chiffre minimum nag chiffre minimum mooy chiffre minimum mooy gën ngaa tuuti li nga xam ni moom la assurance di wax ni mën naa ko fay bu fekkee mënu ko fay moom day tëj du nekkatul assurance mu ne loolu legge moo koy stabilire moo koy wax maanaam loi moo koy wax nekkul ni assurance bu mu neex nga ne man lii mooy sama minimum déedéet dafa am minimum boo xam ne loi koy wax léegi assurance bi moom bu ko neex mën na ko yokk bu ko neexee tamit mën naa wax ne client bi boo fayee nangam ma yokkal la kon vero la. I massimali della polizia di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, sono le somme di denaro che l'impresa assicuratrice riscuote ogni anno dal proprio cliente
mu ne massimali assicurativa RCA mu ne mooy somme bi nga xamante ni ci xaalis moom la denaro mooy xaalis moom la am assurance bi di jëlee chaque année ci client am è falso. I massimali della polizia di assicurazione RCA responsabilità civile auto possono essere aumentati mu ne assurance massimale boobu nag mënees na ko yokku a scelta del cliente booba client bi moom mooy tànn moom moo koy wax mu ne man dama bëgg ngeen yokkal ma sama massimale pagando una maggiore somma di denaro bu ko defee ne day fay lu gën a bari rek ci xaalis ñu yokkal ko premio assicurativo mooy li muy fay par année boo doon fay 1000 euros massimale bi nekk 5 millions d'euros léegi nga daal di koy xeeb boo yokkee 1000 euros yi ñoom ñu yokkal la massimale bi kon vero. I massimali della polizia di assicurazione RCA responsabilità civile auto vengono restituiti al cliente alla fine dell'anno se non si causano incidenti mu ne massimale bu année bi jeexee te defoo benn accident dañ la koy restituire yow client bi dañ la koy delloo dañ la koy jox è falso. Sempre zero errori ñu jàll. daal di ñëw ci veicolo privo di copertura assicurativa véhicule boo xam ne privo mooy amut assurance. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità mu ne assurance bi nga xam ne moom nga am bu fekkee dafa scaduta dafa jeex si può incorrere nella confisca del veicolo mu ne mën nañoo nangu oto bi ci yow policier mën na la arrêté confiscare oto bi è vero. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità mu ne assurance bu fekkee dafa jeex si incorre in una sanzione se si circola o si lascia in sosta il veicolo sulle strade pubbliche mu ne mën nañ laa teg ay sanction ay daan bu fekkee da ngay circuler oto boobu nga xam ne assurance am dafa jeex wala nga gaare ko fa xam ni waroo ko faa gaare maanaam mbedd mi xam nga même oto bu amul assurance même ci mbedd bi waroo ko cee gaare loolu tamit vero la. È vietato utilizzare il veicolo privo di copertura assicurativa sulle strade pubbliche véhicule boo xam ne amul assurance waroo ko dawal ci mbedd mi è vero. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità mu ne bu assurance boobu jeexee è possibile continuare a usare il veicolo mu ne mën ngaa continuer dawal oto bi solo se si è disposti a pagare personalmente gli eventuali danni arrecati bu fekkente ni yow leer na la ni boo yàqee li nga yàq mën ko fayal sa bopp kon bu la neex mën ngaa continuer dawal déedéet è falso assurance bu obligatoire la même boo nekkee multimilliardaire it assurance bu obligatoire da nga ko war a am kon falso la. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità mu ne assurance fekk dafa jeex il veicolo deve essere sottoposto a collaudo tecnico mu ne véhicule bi da nga ko war a defal visite technique mooy révision rek prima di essere rimesso in circolazione balaa moo circuler balaa moo dawaat daa war a def visite technique è falso jotewu dara ak assurance. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può utilizzare il veicolo solo sul territorio italiano mu ne bu fekkee assurance dafa jeex scaduta dafa jeex oto bi mën nga ko dawal ci Italie rek mais mënoo ko génne Italie è falso Italie ak fépp ci yem bu assurance bi jeexee oto bi daa war a taxaw kon falso la. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile lasciare il veicolo in sosta sulle strade pubbliche mu ne bu fekkee assurance dafa jeex oto bi mën nga ko gaare ci mbedd mi sans problème è falso la. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità bu fekkee assurance dafa jeex si può continuare a usare il veicolo solo per brevi tragitti mu ne mën ngay dawal oto bi mais ci diggante yu gàtt comme nga ne man maa ngi dem ci boutique bi naa ko dawal grawul soriwul non è falso gaare rek warul génn. Sempre zero errori. Mbokk yi kon ñu yemale fi vidéo bi bu beneen yoon après ñu defal leen yeneen yi ci des comme ay contratto con la formula bonus malus incha allah.